La réussite nekkul question de njëkkante boo xam ne ñun ñëpp dañuy bokkandoo lu ñu wut di daw ci ginnaaw. Le bonheur non plus nekkul question de copier-coller boo xam ne pour être heureux il faut que nga am la nit ñi am yegg fi nit ñi egg di def la nit ñi def. Pourquoi le mindset de certains jeunes sénégalais sont malheureusement faibles? Pourquoi yenn góor ñi jàpp ne la seule manière de réussir mooy par exemple mel ne Pape Abdou Cissé nekk joueur pro takk mannequin bu rafet may ko ay millions? Pourquoi yenn xale yu jigéen ñi jàpp ne seen tekki moo ngi dépendre ci góor bi leen di takk ndax am na ay millions, ndax mën na leen may oto kër ak yeneen biens luxueux? Premièrement, nous sommes d'accord que ak ku mën ci doon moo xam nga nekk góor bëgg nga am yenn fortune yi yenn teraanga yi pour mën a teral sa njaboot teral ñi la wër ainsi teral sa soxna. Jigéen bu mu ci mën a doon tamit bëgg na am lu moomal boppam. Buy am borom kër tamit bëgg na am borom kër bu ko yéene teraanga bu ko yërëm bu ko mën yor toppatoo ko teral ko ci digg nawleem. te loolu c'est légitime et normal ku nekk mën na ko am ndax yàlla mooy seddale te xañu ko kenn mais ci kaw ay conditions yoo xam ne kenn bokkulewu ko ak sa morom. dal leen ak jàmm ci Jëf Jël ku leen fàtte abonné ndaxte fii dañ fi waxtaane lépp lu xeetoog idée business entrepreneuriat ak vidéo de motivation. képp koo xam ne bëgg na gagner de l'argent sur internet wala képp koo xam ne bëgg na ay vidéo de motivation pour la yokk doole yokk la jom nga mën a atteindre say objectif nekk nit bi nga bëgg a nekk abonne-toi ndax dañ ko fi waxtaane temps amul yox la jëli ko. D'après mariage bi ak xaalis bu bari biñ ciy tudd ñu bari ci góor ñi ñoo ngi rêvé nekk joueur comme Pape Abdou Cissé pour mën a am li mu am. ñu bari ci jigéen ñi tamit ñoo ngi rêvé nekk comme Marie-Louise pour am jëkkër ju mel ni ji mu am. D'ailleurs képp kuy rêvé signé pro wala nga nekk joueur am talent bëgg football te mu leer na mën nga ci tekki mën nga ci dàq sa wërsëg continuer ci sa lancée bu la ci dara jëlee suivre sa passion aller jusqu'au bout li jiw a jeexul jóge fa. mais ki jaaxal ñëpp mooy ki amul benn objectif amul benn rêve amul dara lu muy rayante ci àddunaam ba noppi bëgg am lu ñëpp am. son seul objectif mooy na tekki rek ak nu mu mën di demee. non seulement day nax boppam parce que pour nga tekki ci àdduna bi ak loo mënti accomplir il faut que nga am ay objectif bañ a yam rek ci dëkk di rêver parce que gént bu àndul ak ay objectif àndul ak jëf gént rek lay doon. mais gént bu ànd ak ay objectif ànd ak jëf moo la yóbbu fi nga jëm. comme ni ko Denzel Washington waxee woon dreams without goals are just dreams. mënoo xëy rek am li diw am te defoo li diw def. mënoo xëy rek yegg fi diw yegg te jaaroo fi diw jaar. mënoo xëy di dund li diw di dund te sonnoo ni diw sonnee. dëkk di rêver de diw am te jugo wuti ko xamal ne doo mës a nekk ci diw. et vu qu'on parle de foot vouloir devenir riche sans rien faire moo ngi mel ne bëgg nekk meilleur buteur ba noppi di toog banc doo départ. il faut que nga gagner sa place fexe ba nekk titulaire soo ko mën wuti li ngay yóotu transformer li nga am pour defar ci li nga amul. dañuy am souvent l'idée que dëkk bi boo nekkul joueur boo nekkul star boo nekkul ku fës wala nekkoo politicien doo tekki. pour nga tekki foog nga dof wala nga signé pro wala nga dugg ci politique bi. ça veut dire que toll nañ foo xam ne nit am na fitu jël li ñëpp bokk mu àkki moo ko. toll nañ foo xam ne nit moo ngi jaay ngoram jaay li gën a cher ci moom ngir jëndee ko lu amul benn valeur. toll nañ foo xam ne am na ñu jël seen tekki jël seen avenir teg ko ci naar bi. ñëpp mënuñu nekk ay footballeur te bu ñëpp nekkoon ay footballeur tamit du ñëpp ñoo ci tekki. waxuñ ne entrepreneuriat mooy le seul moyen pour réussir dans la vie mais au moins tout le monde peut entreprendre et ça ne dépend que de lui. ku nekk da nga am sa yoonu bopp bu la yàlla tracel boo xam ne bokkul ak bi mu tracel sa morom. li yàlla def ci diw ba mu am li mu am tey
yàlla def na ci yow ay potentiel yu ni mel yoo xam ne yaa ko war a exploiter sa bopp pour génn ci comme ni ci diw génnee ci côté ndax mën nañ wax ne ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy wut santé bonheur succès réussite kooko ñaanal mu ne la amin mais bokkuñu nuñ koy wutee ku nekk ak sa bonheur ku nekk ak liy fondé sa succès ku nekk ak li koy dundal ku nekk ak li nga jàppee réussite wala échec nit rayante ne ba am mbir ma taxoon muy rayante soo ko gis ne loolu gënul woon ci moom nit topp na mbir sonn ca lool te ba mu demee ba am ko daf ko fa bàyyi dem wuti leneen am na ñu topp mbir di ko wut ba am ko soog a xam ne ndekete du loolu lañ ci bëggoon te li koy waral li ci ëpp mooy gis nit mu am lenn li rek nga ne di nga ko am par force topp yoonu jàmbur bàyyi sa bos xoolatoo li gën ci yow xoolatoo sa yoonu bopp mais yaa ngi xool nan ngay def pour am li diw am bëgg-bëgg ya bare rek mais bokkuñu ñëpp bëgg tekki mais kenn bëggul sonn ñëpp bëgg réussir mais kenn parewul pour def ay sacrifice ku nekk bëgg na jot ci li muy wut mais ñu bari parewuñ pour def li mu laaj ku nekk bu sañoon am li mu bëgg ci àddunaam mais kan moo pare pour def li mu bañ ndax coono kenn bëgg ko teel a yeewu dagg say nelaw fajar dem liggéey wala dem jàngi loolu kenn bëgg ko génn ci sa confort bopp kenn bëgg ko liggéey toute la journée liggéey ba bëgg a dee kenn bëgg ko mais loo gis dafa am njëgam ci àdduna kon pour nga am li nga bëgg faaw nga def lenn ci li nga bëggul sunu xeetu mindset mooy tax plus souvent duñu xalaat ci li ñu war a mën a tekkiloo wala buñ ciy xalaat tamit souvent xel mu gàtt lañ ciy demee ci ñun ngay gis nit ku juddu fekk ay waajuram am alal mu yaakaar ne liggéey wàcc na ko ci ñun ngay gis ku yorul 100 francs bëgg di mener une vie à 10 000 francs ci ñun ngay gis kuy wane lu mu nekkul ba noppi di ko forcer nit ñi te ku ko considérer comme nit ki mu nekk en vrai pas nit ku muy nurulu mu jàppee la noonu yaakaar ne danga ko soxoree ci ñun ngay gis ku xeeñoo parfum bu mu tuurawul yaakaar ne mën a nax nit ñi ci ñun ngay gis ku nekkul ci dëgg ba noppi gën a fier ki nekk ci dëgg ci slogan wu dëkk bi nii lay doxee bu ñu nangooti lu ñuy influencer te duñ ci inspiré wu influence bu ànd ak inspiration mooy aller bu amul retour di subir te du réagir action sans réaction bu ñu nangooti di copier-coller la vie des autres fàtte ne ku nekk ak sa yoon ku nekk ak li yàlla tudd ci yow ku nekk ak sa wërsëg lu ñuy différencier mooy effort ak sacrifice yu ñuy jox suñuy bëgg-bëgg te ku la raw ci àdduna ci loolu la rawee te ko ci farlu ak yitte il faut que ñu fexe bay nekk ay tutélaire ci lépp lu ñuy def buñ ci bëggee am ndam nekk tutélaire mooy lépp looy def fexeel ba bu la ci kenn mën nekk tutélaire mooy fexeel ba même bu dee devoir bi ñaari nit ñoo nar a am moyen nga fexe ba nekk kenn ki nekk tutélaire mooy fexe ba li ngay ànd ak say moroom ngeen bokk di ko def bul nangu mukk féete ginnaaw nekk tutélaire mooy li ngay wut ak lu metti bul mës a xàddi parce que dans le match de ta vie amoo coéquipier adversaire rek nga am te yow rek yaay jouer match bi sa bopp kon boo bàyyee rek match bi jeex